ñëpp. Très bien. loolu laa ci bëggoon a wax di sant tamit président ci taxawaayam parce que li mu wax avenir réew mi la wax parce que avenir réew mi mooy wax ci xaleel yi. déglu naa leen dégg naa réew mi li ngeen wax dégg naa ko lii laa ci gis mais dinañu continuer waxtaan bi xool naka lañ ciy génnee. dinañ ko gën a yaatal sax yow ak monsieur le ministre dañuy bàyyi rek Fatou Abdou Ndiaye moom itam mu tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw bi. monsieur le ministre wax nga ko le président de la république def ay propositions ay mesures yi mu wax ne jël na ko ni nga ko waxee ci ndaw yi mais est-ce que loolu du répétition bu fekkee ne yàgg nañu ko dégg ci le président de la république tey mu ñëw waxaat ko. xam nga yàgg nañu dégg ne président nga ne mu wax ay solution jëmee ci ndaw mi ci fànn boobu nga ko jëmee. waaw defe naa loolu mënuñu ko wax répétition détermination laa ko tudde man détermination taxawaay bu dëgër ak gëm-gëm ci loolu moom dafa am xam nga sunu réew mi ak réew yi ni mel dañoo am sunu population ni mu tëddee bokkul ak tëdd population ñeneen ñi. xam nga ñun nee nañu même ci Covid bi ni mu ñëwee nee nañ ñun suñu population jeune la parce que comme population jeune la mooy risque Covid bi demul ci xale yi moo tax xam nga loolu avantage la foofu mais de la même façon am na fu nga xam ne tey ni réew mi bindoo ni àdduna bi bindoo jeunesse bu nga xam ne ñi am fanweeri at ak juróom ñi amagul fanweeri at ak juróom mot nañu ñaari yoon ñi nga xam ne am nañu lépp fanweeri at ak juróom loolu taxaw dafa am ay nu mu xam ne dañoo war a taxawee ci régler problème boobu xam nga xaleel problème mu xale bokkul ak problème mu borom kër li muy ñëw yare ay préoccupation xam nañ ko mooy yare doomam yore famille am yar leen ci lu baax wut nu mu leen téye fexe ñu jàng pour que ñu am avenir loolu mun nañ ko moom la société yëpp bindoo mais tey dañoo am société bu nga xam ne du famille bi mooy base sociale bi tey base sociale bi xale yi la dans leur individualité xale yi dans leur préoccupation xale yi ci seen bëgg-bëgg pour jëmee réew mi kanam bokk ci réew mi ñu koy tabaxal mooy dignité nit du nekk nga bokk ci réew mi nga bokk nag ngay taxawee préoccupation yooyu day doon ay préoccupation yu nga xam ne yu nga xam ne ay taxawaay yu leer ak gis-gis bu leer moo koy am mais tey li ñu gis mooy Covid bi Sénégal président ba mu ñëwee ba léegi gis ngeen ko li mu njëkk a bokk na ci mesures yi mu njëkk a jël mooy ne am na structure yu bëri yi nga xam ne dañuy liggéeyal ci xale yi xool ni ñuy développer d'encadrement de la jeunesse la ñii dañuy financer ñii dañuy jàppale ci ay projets ñii dañuy accompagner yooyu yëpp mu gis ne action bi ni ñu ko disperser amul efficacité bokk na ci mesures yi mu njëkk a jël mu jël agence yooyu mu regrouper leen ñu tudde woon rationalisation pour que moyens yi ñu fay def muy moyens yu nga xam ne ay moyens yu efficace la pour régler problème mu xale yi. mais est-ce que loolu monsieur le ministre traduirul un peu l'échec de la politique de l'emploi des jeunes wax nga ko gis nañu FONGIP dégg fi FONSIS dégg fi DER wax nga sànq structure yu ci mel ne ANPEJ ANEJ ba ci ABEJ dans la banlieue yooyu yëpp état taxawal ko entre 2012 ak léegi te amul benn njariñ daanaka ci li nga xam ne moom mooy pratique bi wala ci réalité bi. non ndaw yi gisuñu njariñ bi en quelque sorte. non bul wax ne gisuñu da ngay ne dajalewul problème yépp ni ma la waxee mais boo nee amuñu njëriñ man du ma ànd ak yow ci boobu. ndax am nañu njëriñ kon. non am nañu njëriñ yu bëri am na projet yu bëri yi nga xam ne ci yooyu lañu jógee ñu jàppale leen ci maintenant li ma wax mooy kay am na benn problème bu nga xam ne bu nekk xam nga marche àdduna ni muy doxee. mais loolu bu amoon njëriñ est-ce que tey dinañu yegg si fii àdduna ni muy doxee. day am ay toujours pays en développement la ñu am day am ay priorité d'accord mais priorité jeunesse ci politique président de la république lu tëggu la ci tey bu ñu man li may wax mooy que bu ñu jëloon moyens yi ñu def ci politique bi de la jeunesse bu ñu ko ci moyens yooyu rek bu ñu ko jëlee defaat moom président li mu wax ne nañu taxawaatal xale yi moyens yi ñu def ci politique de jeunesse bi mun nañ ci trouver ay moyens yu consistant yu gën a consistant yu nga xam ne dañuy orienté prenons par exemple tey boo jëlee budget bu Sénégal 25% yi éducation la jël ak enseignement supérieur ñoo ko jël loolu ku ko wax xam nga ne ci xale yi nga ko jël 25% cela veut dire 1000 milliards la ñuy dugal at bu jot ci njàngale mi enseignement professionnel dina ci jël à peu près 200 milliards enseignement supérieur jël ci 300 milliards li ci des 500 milliards ñu jubbu ko ci éducation nationale loolu ci njàngale la buñ jëlee wax nañu DER wax nañu ANPEJ wax nañu programme yëpp yooyu yëpp bu ñu ko jëlee dajale ko
dina ci teg lu toll ni 200 milliards yi nga xam ne dañ koy def loolu yëpp ci jeunesse bi lañ ko jëmee tey maintenant mun na am ay insuffisance mais insuffisance yooyu dañ koy corriger au fur et à mesure parce que mun nañu wax ne président Macky Sall ba muy ñëw li ci gën a bëri ci li fi amoon ci politique yi gisuñu woon muy meññ ci quelques années am na beaucoup d'espoir yu fi am espoir yooyu la ñuy gën a renforcer tey ci dynamique boobu lañ nekk te man li may ñaan mooy ñu xool tey li gi ci am pas dellu ginnaaw parce que bu ñu delloo ginnaaw day jafe parce que ci li ci ginnaaw man mun naa taxaw fii ba suba di la ne non lii lu baax la lii lu ban la non mais li ci am importance mooy wax ji li fi xew ci réew mi wax ji mu jóg ndax ñun am nañuy moyen régler ko ak yan moyen ñoo koy war a régler ak ban démarche la ñu wax taxawal pour remercier ko man ci fànn boobu laa jëmee te fànn boobu bu ñu ci jëmee parce que il faut parler de li nga xam ne ce qui est productif ce qui apporte quelque chose mais génn si def leen lii def ngeen lii am na lu ñu def Sénégal am na lu ñu def lu bari président Macky Sall am na lu mu def lu bari mais wax ji bu ñu ko jëmee foofu tey du loolu la Sénégalais yi di bëgg tey parce que débat yooyu Fatou Abdou def nañ ko ba tàyyi ba ñu egsi fii di wax ñun di ñu déglu kii dina new def naa kii dina defuma kii di alors que man damay ñaan ñëw taxaw ci ne li ñuy def lii baax na ci nañ ko capitaliser lii des na nañu xool moyens yi nañ lañ koy defee dina wut dem wuti moyens yu bees dina wut xool moyens yi ñu am comme ni ko président waxee ñu defaraat ko fan yi ci passé gis nga président ni mu waxee dafa ñëw ne moom dafay woote ci àdduna parce que amul benn pays bu mën a développé ci moom donc mu wax na ñun Sénégal ñi yeneen réew développé yi di def développé woo nañ tam def mooy ñu am suñu possibilité ñu ni def ay suñu tirage spéciaux di financer suñuy besoins yooyu ay démarches la yu nga xam ne boo ko amul taxaw fii dine def loolu yi amul benn réew sous-développé bu mën a régler problème am yëpp. ci biir recherche de solution yi. ci discours am moom président de la République wax na ne dina joyanti budget yi ba ndaw ñi gis ci seen bopp est-ce que loolu mën na ci sukkandiku wax ne solution la ci ndaw ñi nu ñu amee jafe-jafe ci wàllu xëy muy réorientation budgétaire boobu mu doon wax. xam nga dafa ne loolu ci tàng-tàng bi la man xam naa ne conseil des ministres suba dinañ ci waxtaan lu ci gën a bari. ministre yi ci liggéey dina ci liggéey loolu dafa wax ne léegi ni dinaa woote sama gouvernement ci moyens yi nga xam ne am nañ ko ñu xool nañ ciy def mais man mi ma toog fii ci sama digganteeg yàlla rek laay wax xam naa ne politique de jeunesse parce que man fi ma yore jeunesse bi moo fa nekk enseignement supérieur lu mu bëgg la te lu ko nar la te buy wax ci discours am da ngay dégg mu ne leen nañu bàyyi xel ci xale yi wax na ko avant mun na am sax prophétie la woon dafay ne bàyyi leen xel ci xale yi parce que xale yi ñun ak ñoom suñuy gis-gis il faut ñu bàyyi leen di leen déglu ñuy gis-gis te président boo ko gisee xale yi buñ li muy recevoir ci xale yi réussir di leen jàppale loolu am solo la maintenant problème am na fàttaliku yooyu yëpp may wax lii baax na nañ am na njëriñ lool keneen di ne non am na lu des am na njëriñ loolu mais léegi nañu taxaw rek waxal Sénégal parce que Sénégal yi ñuy déglu tey solution la ñu bëgg ñu wax leen ñu gën a dalal xel yi. c'est que solution yi taxul naa mooy da nga wax rationaliser mais est-ce que taxaw également reconnaître li nga xamante ne peut-être bu ñu ko déggee ci cadre président de la République dafay nuru peut-être la politique li ma la wax sànq de l'emploi de la jeunesse boo xamante ne dafa lajje. soxna si. man déglu naa président li mu wax. Sénégalais yi déglu nañu président lu ñu wax. déglu naa retouru Sénégalais yi li ci président wax. sama digganteeg yàlla laay wax nii mais discours président li mu wax gisuma ci ku ko ci ŋàññilu ku ko ci ŋàññi bu fekkee rek ne position partisane te man jëluma position partisane tey ku ŋàññi discours président gisuma ko ci Fatou Abdou yow boo ko gisee nga wax ma mais gisuma ko ci par rapport à la circonstance bi ni mu jëlee hauteur xam ne Sénégal lay waxal xam ne moom mooy njiitu Sénégal wax nit ñi dégg naa leen li ngeen wax naa la ko ku la ne dégg na la da ngay ne kon yow kooku dematul di ne non man defuma nii non pour politique bi di tey man fii gouvernement du Sénégal gisuma ñun ñuy taxaw di wax ak sénégalais yi di leen non defoon nañu lii defuñu woon lii non dégg naa leen ñu ngi waxtaan ci suñu biir ñu ngi waxtaan ak yéen dinañu xool nu ñuy waxtaanee pour régler problème yi man loolu laa jàpp ne moom mooy orientation bi. alors ci apaisement boobu xam naa ne ñëpp a ngi ci ñu ci bari ngi ci ba ci ni nga ko waxee le chef de l'État le président de la République alors loolu lépp li ko fi andi itam il faut que ñu aborder ko waxtaan ci ak yow muy mbirum Ousmane Sonko aujourd'hui inculpé nañu ko placé ko sous contrôle judiciaire alors ban lecture première ngay def ci par rapport à cette situation. bon xam nga lecture première bi ma ciy gën a def benn lecture intellectuelle laa ciy def ak benn lecture bu nga xam ne lecture citoyen la rek lecture bi ma ci njëkk a def mooy événement yi ba mu amee
ci li passé Sénégalais yi wax nañ ci waxaat nañ ci mënuñu ko occulter mën nañ ci dégg mais li ma gis mooy démb Ousmane Sonko ba muy wax dafa ne nañu gaaw ñu juger ko bu jugement bi loolu man li ma ci jàng mooy kon moom jàpp ne justice bi dañuy wax dëgg. fu ne ñëw leen juger ma mooy jàpp ne justice bi. dem procès bu ñu waxoon li ñu waxoon ci kanam ci ginnaaw dootuma ko jàpp du loolu la ñu waxoon dañuy wax tagg na gendarmerie même bu ma d'accord ci ñuy tagg gendarmerie di bàyyi ñeneen parce que Sénégal ñëpp force de sécurité et de défense yi ñoom ñëpp ñooy waxtaan ñoo gérer ndoo tagg na gendarmerie mais loolu cela veut dire que système bi du système bu ñuy sànni léegi man li ma gëm mooy que ne moom nee na nañu dem jugement mu ngi ci diggante loxo juge man ministre la du ma wax ci li nga xam ne mu ngi ci juge ci loxo juge loolu mooy position intellectuelle bi. D'accord. Beneen position bi pour ñu wax xam nga dama gis man tukulóor laa bu nga xam ne ci olof yi laa juddoo dama dégg olof yi di ne bu ay nit di wër garab fekke woo ba ñuy wër garab bi boo ci ñëwee ne da ngay nettali da ngaa wax loola neex. boo gisee ay nit di jóg ci garab bi am ñuy daw di gestu am na lu ñu ragal la ne fa ñu jógee ñaari wax yooyu man ci wax ci fii moom laa ci gën a jàpp fekkewuma mais am na ñu lu fa jóge nit ñi di gestu la fa am nañu xool juge yaa ngi jugé nañu bàyyi juge yi ñu jugé inculpé nañ ko def nañ ko sous mandat de dépôt juge bi sous contrôle judiciaire defuñu ko sous mandat de dépôt alhamdulilah que defuñu ko d'ailleurs parce que kenn du yéene nit mu dem kaso kenn du ko yéene ñu bëri jàpp ne c'est une décision ba nga xamante ni non xam nga li ma wax juge si sénégalais yi ñooy juge ay sénégalais yu nga xam ne fii lañ juddoo màgg fi jàng fi dëkk fi ci biir Sénégal di déglu Sénégal xam situation Sénégal ñu ne leen bu ñu lu mel ni ñaari décision mandat de dépôt ak condition contrôle judiciaire contrôle judiciaire bi mooy bu fekkee ne yow leer na ne kii boo ko placé sous contrôle judiciaire du yàq sa liggéey bi ngay def pour xool lan fan la dëgg gi féete moom dañu lay recommander te gis nga ne Sénégal tey avant lii di am gis nañu ne dañoo orienté wu ci ne bëggatuñu tëj nit kaso ba créer ay bracelet électronique donc tey bu juge bi jëlee analyser situation bi ak nu mu ko mën a analyser xool ne lii mënul yàq lii mooy gën a defar liggéeyam jëm ci bool boobu dañ ciy sant rek bu fekkee ne libéré na en même temps moom mu def ay exigences démb bi muy def déclaration après sa sortie exigences yi bokk na ci peut-être élection présidentielle boo xam ne dafay leer le président wax ne du sampaat ndëndëm mais mu wax lu jëm ci Karim Wade ak Khalifa Sall ñu delloowaat leen seeni ay droit ban appréciation nga jëm ci loolu nga xamante ne mooy exigence Ousmane Sonko teg démb. waaw xam nga loolu bu fekkee ci fàllu wàllu politique la rek moom dafa am nu mu analyser situation politique bi am analyser situation sociale bi mu nekk ci ay positions yu nga xam ne defe na ne moom mun na foqar ci dara c'est légitime pour moom mu def ko mais tey sénégalais yi man ci booru sénégalais yi laa nekk sénégalais yi loolu du seen préoccupation bi mooy trouver des solutions pour les jeunes déglu Macky Sall ne ko ci ñetti at yi nga def ci nguur gi na nga liggéeyal Sénégal liggéeyal xale yi nga xam ne ils font 70% de la population trouver ay solutions jox leen espoir que ne biir Sénégal fii mun nañ fi dund tekki fi te man loolu lu ma gëm la parce que ñun ñëpp fii lañ juddoo màgg fi gerte tekki fi mooy am nay conditions yu nga xam ne bu ñu ko gënee yaatal gën ko yaatal ñëpp dinañ ci xej man ci fànn boobu laay laajte maintenant ku taxaw toog sa taabal ñëw ñun ñi Sénégal jëm boor bi ñeneen ñi jëm boor bi peuple sénégalais bi la doon waxal man defe naa waxul ak man parce que loolu muy wax man gëm ma ko parce que man tamit. pouvoir bi la doon waxal. non jëm ci exigence yooyu. non waxul ak pouvoir bi. parce que pouvoir bi booy wax ak pouvoir bi waxul ak pouvoir bi politicien la jël na conférence de parole tam Sénégal yëpp la doon waxal Sénégal déglu nañu récemment Sénégal déglu nañu am na tamit beneen discours bu ñëw woote jàmm ak salaam ne xale yi déglu naa leen li ngeen wax xam naa fan ngeen ko jëmee nañu xool naka la ñuy trouver solution ñaari discours yooyu moo fi nekk. Sénégalais yi am na nu ñu ko gisee. tey préoccupation personnelle xam nga bu fekkee discours dama gis benn discours chef de l'État
bu am li mu am ba pare nekk chef de l'État di exercer fonction de chef de l'État xam di déglu Sénégalais yi xam lan mooy responsabilité chef de l'État di wax ak ñoom ne leen fii la ñu war a jëm Sénégal li déglu naa leen yéen a yore nguur gi man da ngeen ma ko jox ci seen kàddu laa koy téye yéen jeunesse bi li ngeen wax déglu naa ko dinañ trouver ay solution kooku dafa yore nguur di wax di liggéey parce que bu waxee ba pare bu yeewoo suba teel day xool li mu wax naka la koy liggéeyee naka la koy aboutir. yaa ngi wax ne peut-être discours bi ku ko dégg. moom moyen président moyen lañ ko jox mooy moyen état yooyu bu ñu ko joxee da ciy liggéey keneen na ku nga xam ne joxuñu la moyen amoo moyen ngay wax ne damaa bëgg moom dafay wax mu bëgg beneen politicien wax mu bëgg am na yeneen politiciens yu wax moom benn politicien la du moom dong mooy politiku Sénégal du moom mooy rek politicien Sénégal moom door dam la jot gisaguma beneen parti politique bu topp ci yooyu gisaguma ci discours boobu discours bu nga xam ne discours ku bëgg a liggéey Sénégal tey nga wax lii suba non li may wax mooy fi ñu jëm ñun gouvernement bi fi ñu jëm foofu moo ñuy indi waxu politique bi ku mu neex nga wax politique bu ab. waaw mais monsieur le ministre kaddu yi mu yëkkati démb nag daf ci am kaddu yoo xamante ne munoo bañ ne daf ko jagleel président de la république bu demee bu tudd légalité bu mu jàpp ne am na ko moom jiitu réew mais moom gisul légitimité boo xamante ne président de la république am na ko yow loolu ban lecture nga ci am. xam nga dama la wax rek dama la wax vraiment Sénégal événement yi ba mu amee gars yi Sénégal la président la ñu wax na wax. ñëpp dañuy xaar président la wax président new leen ñëw leen ma déglu leen ma wax sénégalais yi ñoo ne président waxal kooku légitimé ëpp na ko li Sénégal am ci li nga xam ne fondement la bu nga xam ne ku fi ñëw da nga koy bàyyi fii mooy suñ diine muy jullit yi muy catholique yi muy animiste yi ñoom ñëpp Sénégal président la ñu jàkkaarlool ñaan ko ne ko yaay njiitu réew mi. loolu on a disconvient. non yaa wax légitimité mooy représentativité. ay ci politique non damay wax rek. damay tontu ci légitimité bi xam nga man. nee naa la du ñu duggati ci ay wax yu nga xam ne ay waxu luy yàq la. ñun ci avenir la ñu positionné ma ne légitimité lu la koy conféré xam nga lan moo la koy conféré mooy nit ñi parce que fii démocratie la suffrage universel mooy fal. président ay sénégalais ko faral yàggul dara tey ba mu ñëwee sénégalais yi dafa ñëw ba mu waxee Fatou Bintou président li mu wax am na changement ci situation bi amamu ko président benn yoon la wax waxul ñetti yoon boobu mu commencé ba léegi benn yoon la wax ñun na ko wax am na changement amul changement. le peuple sénégalais am na changement amul changement. xam nga sànq yaa ngi may laaj naa compte. gis nañu apaisement am na changement amul changement. gis nañu apaisement. apaisement bi moom la Sénégal yi doon laaj am laaj ñu ko woon. tout à fait tout le monde loolu la ñu bëggoon. alors yaa ngi wax ne le peuple moom moo ko fal. est-ce que xam nga bu ko deful woon xam nga bu président waxul woon apaisement. non damay bàyyi rek ñu waxtaan après ñu dellu si xam nga président waxul woon apaisement. te parce que ñëpp moom la ñu doon xaar xam nga ñu ngañ ko. xam nga keneen bu waxee bu ko neexee nga wax apaisement bu ne nga bañ a wax parce que amoo mandat wu peuple bi amoo légitimité. bi président mais peuple boobu ngay wax entre 2019 ak léegi 58% yooyu nga xam ne wax nga ne ñoom ñoo tabb njiitu réew mi ak li ñu bis bërki démb ci manifestation est-ce que mënuñu jàpp ne mi ngi commencé effrité wu. ñooñu nga xamante ne mënuñu jàpp loolu. yow xam nga luy république nu muy fonctionner. xam nga ñun constitution la ñu am bu ñuy fal duñu fal tey suba ñu dindi d'accord duñu fal tey suba ñu dindi. dañuy fal pour 5 ans sénégalais yi ba ñuy dem di fal. effectivement dañoo fal légitime Sénégal président moo am légalité am légitimité xam nga wax bu dëngee ñun tukkuloo dañu ne wax bu feebaree nga dégg wër man politicien ma ne constitution bi gëm naa ko ci lay compétiré dem déposer waa ji gagné légalement. te légalité bi dañuy wàññi ñan ñoo ëppale waa ji ëppale man nangu ko te xam naa ne juróomi at lañ ko fi teg ma ne man du ma amul légitimité fan la légitimité nekk non loolu waxu politique la taabal boobu yëpp ña fa toogoon bu ñu leen joxoon ñu wax kenn du ci wax jooju parce que foofu ay politiciens yu xam Sénégal ay patriotes dëgg lañu ñuy xeexal Sénégal depuis plus de 40 ans xam opposition xaar ko xeex ñu gañe leen ñu dellu xeex dafay stratégie ba gañe ci jàmm réew mi mën a taal dëkk bi taaluñu ko pour seen intérêt personnel ñooñu kuñ ci waxoon loolu
doo dugg ci lan mooy légalité ak légitimité. xam nga fi ñu toll nii Sénégal dafa egg niveau de maturation boo xam ne am ay dégg-dégg boo xam ne du ku nekk rek boo jógee da ngay wax nga defe ne li ngay wax parce que am na ñu lay yuuxu ci tàng-tàng bi mais Sénégalais yi dañuy déglu bu baax a baax li ngay wax. mais est-ce que yéen tamit jàngatu leen ci que manifestation bi ak mbooloo mi nga xamante ne ñoom ñoo génn est-ce que indiwul jàngat boo xamante ne war ngeen ko ci am également bu weesoo li ngeen wax ci ndaw ñi jàngat je te pose la question laissez-moi terminer s'il vous plaît monsieur le ministre mooy rupture boo xamante ne confiance tey est-ce que remettre loolu en cause tey bi Sénégalais yi am entre le pouvoir tey ak la population bu gisee mbooloo mi nga xam ne moom moo génn. da ngaa bëgg ñu dellusiwaat ci wax ji mais wax naa ci ba pare. nee naa la. ñun ñi ba ñuy wax man liir naa réseaux sociaux yi xale yi ak ñëpp suñuy doom lañu ñii suñuy doom lañu nekkuñu en rupture ak ñoom suñuy doom lañu ñu ngi ay ñun ay politiciens lañu dañuy nekk auprès des populations ñu nga xam ne dañoo bénéficier de leur confiance dañuy ñëw suñu kër ñu leen di fekk di leen seeti di waxtaan ak ñoom dugg seeni réseaux sociaux man xawma ñaata xale ak fu ñu mënti nekk ak réseaux sociaux yi may wax ñu ngi may wax na président wax na président wax na président wax loolu bëgg-bëgg la mais ba mu jotee président wax na boo ma nee rupture de confiance am na man jàppewuma ko noonu te ñëpp jàppewuñ ko noonu ñun li ñu jàpp mooy que ne y a un problème de jeunesse bu posé wu dans un pays en développement avec des moyens limités dirigé par un président qui se bat pour la jeunesse qui est prêt à aller yëkkati def lu mu mën pour la jeunesse am na ay problème de moyens mais tey gis na ne loolu mu def yëpp mën naa am ak problème bi ni mu posé wu. Très bien. Il faut ñu redoubler d'effort. mu ne leen dinaa redoubler d'effort loolu laa gis nañu xaar. ba ñu gis ne effort yi ñuy def. lan lay jur ndax dina régler problème mu jeunesse bi am duñ ko régler. loolu ñun xam nañ ko mais gisuma man liiruma ci rupture de confiance. kooku nag peut-être situation bi. ku nekk nga wax nu mu la defee. te damaa jàpp ne question wu journaliste rek mais yow sa bopp xam nga ne li génn am démb ba ak tey. bi président waxee ba léegi li am ci réew mi xam nga ne rupture de conscience. très bien alors monsieur le ministre sànq yaa ngi ko doon tàmbali di soulever muy médiation bi ñu nemmeeku ci sunu kilifa diine yi njiitu réew mi ba muy discours déjà wax na ko ñu am ay kilifa diine yi nga xamante ni seen taxawaay ñu ngi ko doon xaar itam gis nañu ne taxaw nañu taxaw bi nga xamante ni moom lañ doon xaar alors naka nga jàngatee justement taxawaayu kilifa diine yooyu ci situation yu mel nii. xam nga démb nit koy wax dafay am nu muy génnee sa xol man li génn sama xol ba ma gisee keroog sëñ Mansour ibnu Abdoul Aziz Dabakh toog ci wetam sëtu sëñ Touba toog ci wetam sëtu Cheikh Omar toog ci ginnaawam yeneen këru diine yi toog dama ne ba pare ñu wax ba pare ba ñuy wax ñu ne ñoom ak clergé bi ñoo bokk gis-gis loolu ma ne tey fii Sénégal yëpp dajaloo ñoom bërëb boobu ñu toog Sénégal yëpp muy kuy opposition muy kuy pouvoir ñoom ñu taxaw ne Sénégal rek moo leen ñor li ñu yëkkati mooy lii dañuy respecter constitution bi respecter légalité respecter lépp mais del réew mi jar na nit ñi def lu mu war pour ñu am consensus am jàmm ak salaam def nañ ko man am naa lecture boobu laa amoon te dama sant yàlla ba fekkee ne lecture boobu moom mooy lecture du président waxuma ceeg moom de waxuma ceeg moom mais gis naa ne moom ci waxam gis naa ne wax na la ñoom lim ne ñëw nañu wax ak moom ñaan ko dal ci réew mi moom dina defay effort wax naa nit ñi dina li mu waxoon ne noonu lay liggéey doon ko reprendre. Moustapha Nok xëy na ñenn ñi di wax ne njiitu réew mi bu jàppee bu ko kilifa yi diine ñaanee du bàyyi. kon mu mel ni dem discours am. wane na xam nga waxtu bu ko ñaanee du bàyyi xam nga yooyu ay wax la. xam nga ay njiitu réew mi bu ko kilifa diine ñaanee mu nangu ak benn man bokk naa ci këru diine yi man gisuma xalif général bu nga xam ne day wax ak président rek ay ñaan naa la defalal ma lii affaire non ñoom ak président dañuy waxtaan parce que charia li mu leen wax yàlla daf leen wax borom diine na déggoog njiit yi na leen déggoog ñoom dafa aadam loolu lu ñu gëm la ñoom lu ñu xam la man gëmuma loolu waxu ci biti la mais xalif général ñëw na di wax ak président non li ñuy représenté ak ñoom fi ñu ko teg ak ñi leen topp li ñu leen topp ëpp nañu seen bopp di ñëw di imposer di wax dañuy waxtaan nag ku nekk jox point de vue am te man xam naa ne bu ñu waxee ak président bu leen président waxee dara xam nañ ne président dootu leen
du leen neenal dina leen wax li mu xalaate dinañ ci génn bu fekkoon ne président bu ko njiitu diine yi nañu wax rek wax ju sell bu fekkoon ne njiitu diine yi bu ñu ñaanee président du leen nangul loolu mooy dootuñu ko ñaan kon bàyyi nañ ko ñaan bu yàgg président ba mu nekkee nguur geeg léegi jot nañ juróom-ñeenti at ñu ne ñu ngi koy wax ak moom ba léegi te ñu ñaari fan ñett ñu wane seeni tam ñëw ñaan ne wax nañoo président ñaan man loolu lay gëm xam nga fi ñu toll nii fake news yéen sax da ngeen a war a commencé ci comme télé yëpp parce que télé bu mag maa ngi leen di ñaanal ngeen gën a jëm kanam mais dina war a plan commencé comme télé yëpp di dafay émission di wax lan mooy fake news parce que télévision yi monde yëpp am nañu émission bu nga xam ne di expliquer nit ñi lan mooy fake news parce que tey réew mi fi mu jëm adduna bi fi mu jëm dafa am ay intérêt yu nga xam ne du intérêt organisation yi ni mu demee nii ci fépp la jëmee nag du organiser tey organisation adduna bi ni mu dem mu amay état amay organisation internationale nit ñi di demee nii ñoom bëgguñu boobu système boobu bëgguñu ko am na ñu koy wax mais xamuñu sax luy xeex système bi parce que boo ko xamoon tey système bi nga xam ne mooy dundal juróom-ñaari milliards nit ñoo ci nekk ngay ne man damay xeex système bu nga xam ne am na ak lu mu moom am na difficulté mais mën nañ ko réformer ci biir te système bi day réformer wu tout le temps di jur lu bees di innover am na ñu nga xam ne amuñu intérêt boobu dañoo bëgg lépp daanu ñu commencé waat le chaos am na ñu koy expliquer donc te loolu fake news yi ñuy def yore utiliser internet di wax lu ci neex di defale di jëlee image yu nga xam ne daaw la woon mbaa daawaati jéeg génne ko ndax xale yi yooyu il faut que ngeen di def yéen émission man defe naa Sénégal émission télévision yëpp dañoo wax émission chaque jour ngeen jël 10 minutes ne gars yi tey fake news bii moo fi génn lii fake news la def leen ci xal nii la nekkee fake news am également ci manifestation yi lu am solo loo xamante ne peut-être am na ci mais lu tiis loo xamante ne gis nañ ko ci laa ko mënti duppee sax du ma wax lu am solo muy des morts quand même d'hommes ay ndaw yoo xamante ne faatu nañu ci et que aujourd'hui dégg nañu l'opposition qui parle d'une plainte fa nga xamante ne mooy cour pénale internationale ban jàngat nga am ci loolu nga xamante ne ñoom ñu ngi koy wax ba tey dégg nañu mouvement M2D di wax ne dinañ kalaame juridiction internationale yi ci loolu nga xam ne am na ci réew Sénégal. benn xam nga wax ci ay situation yu mel ni ci néew man duma ci polémique li ci jar mooy massa wu leen jaale leen ñaanal leen yàlla regretter ko parce que ay doomu Sénégal lañu. tout simplement. déedéet bàyyil ba ma wax ba pare. allez-y. président wax na démb. nee na ku ci nekk dinañ la wutal ndàmpaay bu nga xam ne day ànd ak waxtaan massawu dans la vie là tund ak dee ñoo ànd mais am na dee yu nga xam ne kenn ñaanu ko yàlla je m'incline devant la mémoire de nos morts surtout ci circonstances yi parce que moo njëkk a bees maintenant exploitation politique bi ci am loolu le moment venu débat boobu dinañ ko am Fat Bintou man tey dama ñëw xam nga balaa ma ñëw war ngeen ko xam ba ngeen ma affiche ba ngeen waxee démb ba léegi damay ñëw li ma jot ci téléphone ba léegi maa ngi jot sax mën naa am coup de fil bul dem situation bi bul dem président wax na dëkk bi calme na bul dem boo demee bul wax mbaa booy wax bañ demee ba xam ne affiché nañ mënuma bañ a ñëw ñu ne ma boo demee jëlal toppal ci ginnaaw président li mu wax nga wax ko ma ne leen dina jafe de ma topp ci tànku président parce que moom mooy président am na lu mu wax ba pare te ñun ñi moom la ñuy gën a déglu mais bu ma demee dinaa jéem donc bu ma ñëwee tey déglu rek di ma la waxee rek ñëw tey bu ma ñëwee fii dina damay polémiquer bu doon tey histoire la rek politique kii wax na lii kii wax na lii dinaa la ci wax lu gàtt ci loolu laa la wax ju bëri na fi wax ji ak a fay bari nit ñi nee nañu ay étranger ñëw nañu fi rax nañoo xale yi ñeneen ñi ne non xale yi étranger yi du ñun ñoo leen a. mais est-ce qu'il faut pas ouvrir une enquête indépendante pour xam ndax boo yemee ci regretter rek ak mastawu également ça enquête indépendante. xam nga enquête indépendante mooy lan mooy indépendante. enquête indépendante mooy des institutions solides yuy def seen enquête correctement xam nga démb. wax nañu ne ñoom gendarmerie bi am nañu confiance gendarmerie bi ñun am nañu confiance ci police bi am nañu confiance ci juge yi ñoom am nañu confiance ñooñu lañ fi teg pour ñu àtte ñu réew lañu indépendante mooy ñan partisan des organisations partisanes fii
dafa am ñu yore réew mi am opposition mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg ci yeewi lan mooy partisan ku yore réew mi yow yaay diriger réew mi ci 5 ans institution yi am na nu mu taxawee maintenant discours politique il faut ñu koy différencier. mais dañoo wax Mor Dom nga wax regretté wax ñaanta waxoo lu jëm ci enquête boo xamante ne war nañu ko def pour situer waaw dama leen lan nga ci gis bu fekkee ne plainte ñoom ñi ngi koy wax nga wax li nga ci jot a def yëpp mais ma ne la ndax jotul pour ñu am enquête pour situer les responsabilités. non boo nee plainte xam nga man li ma wax plainte bu ñu plainte da ngay plainte fi nga war a plainte boo plainte fi nga war a plainte foofu la ñuy jël tey ñun gisuñu système bi nga xam ne dañuy toog ñu ne dañuy plainte pour am commission indépendante loolu amul ci sunu constitution réew. amu ci da ngay plainte bu la neexee nga dem plainte ci procureur bu la neexee nga dem plainte devant un officier de police judiciaire loolu lañ fi xam mais gisuñu plainte ñëw ne damay plainte ñu def mooy man mi plainte naa bokk ci ñi nga xam ne man maay choisir ñi juger bu ñu taxawee bu ñu nee indépendante ñoom ñu dem ne non commission bi indépendante na mbaa indépendantul lan mooy indépendante ak lan moo dul indépendante débat boobu dama ne tey débat boobu débat ultérieur la mu ngi suñu kanam plainte bu ñëwagul la. bu fekkee ne dafay amay weranteeg affaire yooyu nañ ko bàyyi ba fële tey du werante sénégalais yi ñun ak yéen maa ngi yéen la yëpp laa wax man maa ngi bañ werante bi nag sànq ba léegi. bu leen dugg ci werante bi quoi nañu wax. léegi ngeen posé ma ay question ma tontu de façon précise. dafa am ay dégâts également yoo xam ne nemmeeku nañu ko. mu jëm ci Auchan yi nga xamante ne ak yenn entreprise étrangère yi nga xamante ne xale yi bi ñuy manifester également toj nañu ko est-ce que loolu du signal boo xamante ne war nañu ko mën a décrypter yéen ci seen côté pour jox confiance entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi. xam nga loolu démb discours président lu mu gàtt gàtt ak lu mu concis wax na ne loolu baaxul ci réew daf ci baaxul lu baaxul ci réew nag dañoo war a taxaw xeex lu mu xeex bi laaj dinañ ko def xeex loolu pour bu mu fi amatee lu mu laaj rek dinañ ko def parce que alalu réew mi moo yàqu parce que alalu doomu réew mi moo yàqu ay nit lañu mbaa ay sociétés yu nga xam ne société réew mi la de droit sénégalais ay sénégalais bokk ci dugal ci seen alal di ci liggéey la ay sénégalais loolu dañ koy condamner de façon nette et précise condamner tamit discours bi ko indi parce que discours bi ñoom ñëpp xam nañ ko depuis un certain bout de temps gars yi dañuy lu fi ñëw rek boo taxawee boo defee tuuti ñu ne la li nga sol kii couleur bi couleur France la même bleu lii la attaqué ciblé loolu baaxul day yàq réew amul benn réew fii am nay sénégalais yu nga xam ne France y a beaucoup plus de sénégalais en France que de français ici au Sénégal y a beaucoup plus de français à l'étranger que ici mais ñëw ciblé c'est vrai bu fekkee am na lu ñu war a refanaat mu gën a équilibré nañ ko def mais du ci discours ciblé jël leen Auchan est-ce que Auchan mooy intérêt français fii Total la ñu essayé woon après jóge fa dem ci kii woo nit ñi ci ay situation exploité situation bi parce que xam nga booy jàngat ñoom ñu ngi wax révolution seen jàng ci révolution mun na am sorewul parce que fii révolutionnaire yi du ñoom seen jàng ci révolutionnaire mooy ñi nga xam ne ba ñuy def politique xam na ne boo engagé wu mën nga ci bàyyi sa bakkan te fu boobu temps Sénégal loolu la ñu xewoon ñu engagé ko xam nañ dafa am ay conditions subjectives ak ay conditions objectives cela veut dire que da ngay exploiter benn situation loo am dëgg il faut nga exploiter benn situation fexe ba situation boobu même bu fekkee ni du loolu nga doon xeex nga sukkandiku ci pour déstabiliser réew mi loolu la ñuy def woote ci ay contre Auchan woote contre nit ñi lakk leen tel këru foofu nga waroon commencer lakk leen këru diw parce que àndul ak ñun mu ngi défendre keneen mu ngi wax fii wax na àndul ak ñun bu fekkoon ne ku ñëw rek encore ku wax ñi àndul ak yow ci Sénégal ñëw ne nañu lakk sa kër mbaa nañ def li problème bi day métti. alors monsieur le ministre. donc loolu tamit. lan nga ci wax ci lakk kër yi. waaw loolu xëy na dinañ ci ñëwaat léegi ñu ngi ci apaisement yi ba léegi comme ni nga ko waxee waaye dañu gis ne au-delà peut-être ñi génn pour manifester contre ñoom lu ñu jàppee injustice bi ñu teg ci Ousmane Sonko ndaw ñi nekkin wi ñu am ci Sénégal xëy na gënalu leen métti na mbas mi ñu jaar na fi mu doon jafe-jafe fi ñoom njiiti réew mi bokk na ci décision daar yi mu jël comme ni nga ko waxee sànq muy lever couvre-feu bi nga xam te yóbbu na ko minuit ba 5 heures du matin est-ce que loolu mën nañu jàpp ne le président de la République à travers discours bi mu def il est à l'écoute de son peuple. mais bien sûr xam nga revendication jeunes yi bokk na ci seen condition sociale. crise bi ñu nekk crise là c'est une crise économique. nga xam ne day am ay répercussions sociales. président jàppale na fi jàppale nañu y a beaucoup de bourses sociales
lu nekk def nañ ko mais père de famille yi lañ koy jox xam nga man loolu sama analyse personnelle intellectuelle alors que jeunes yi ci biir kër yi mun na am aide boobu eggul ci ñoom il faut ñu xool aide bi naka lay demee ci jeunes yi directement parce que mën nga jël xaalis jox ko père de famille parce que fekk ñaari xarit famille la am mbaa parce que affaire bi doy ko mbaa am na lu mu mun ko def. même bu dee jël na 1000 milliards. donc xam nga léegi fi ñu toll nii il faut ñu xool jeune bi mu dem dugg na ci entreprise yi 1000 milliards dugg na ci entreprise yi dugg na ci famille yi dugg na ci fépp mais 1000 milliards yooyu mën na am bu ñu jëloon structuré ko jël ko jox ko xale yi directement mun na am situation bi duñ fi nekk. tey problème am na il faut pour ñu régler loolu il faut ñu wuti xereen il faut ñu jël ci affaire boobu donc lenn am na ci couvre-feu bi nit ñi nee nañu dafa am crise sociale bi parce que nit ñi nga xam am na ñu nga xam ne dañ doon liggéey guddi am na ñu nga xam ne dañ doon liggéey ba mu xaw a guddi jege du ñu mën a ñibbi am na ñu nga xam ne li ñuy am xaalis pour jënd li ñuy lekk ci guddi gi lañ koy liggéeyee suba ñu jënd ko ñii buñ ko amul duñu ñuy jaay lekk duñu leen jëndal donc comme couvre-feu bi am na effet social bu mu am problème bi président dafa ne ba ñuy def couvre-feu problème sanitaire moo taxoon ba ñu koy jël boobu amaguñu vaccin tey am nañu vaccin ñu ngi vacciné mag ñi parce que vaccin bi ci mag ñi la gën a jëm mag ñi ñu ngi leen di vacciner parce que xale yi bu ñu génnee amul problème lu gën a bëri lu dul bu ñuy wàll mag ñi léegi tey ñu ngi vacciner mag ñi kon xale yi mën nañ leen ubbil tuuti ñu mën a dem liggéeyi yenn heure yi moo tax président jël décision bi nañ liggéeyi ci heure bi pour ñu jël affaire bi écoutez dafa ñu déglu kaay mag ma wax la Mouhamed fii kenn du yeewu rek ne man lépp dama koy gisandoo ci teew dañ la jox juróomi at am nga gis-gis looy def am ngay projet yaa koy teg mais am na yu nga xam ne conjoncture bi da la koy imposer Covid bi kenn mënu ko woon prévoir amul benn ko mënoon prévoir problème la ci réew yépp du fii rek la nit ñi njëkk a am ay manifestation ci Covid bi bu posé woo da ngay trouver ay solutions. Très bien alors est-ce que image du Sénégal et l'image du Sénégal dans tout ça monsieur le ministre parce que Sénégal xamee nañu ko ci démocratie bu sax réewum jàmm tey li fi jot a xew récemment gis nañu ne sur le plan international ñu ci bëri may nañu gët est-ce que à l'avenir mënuñoo liggéey ba aujourd'hui li ñu dal fan yu ñu génn mu bañ ñu daliti ci bu ñu demee ba xam ne sax événement yi fii jàll yàggul ñu ngi koy tëkkaleeg ak événement 88 yeeg yu mel noonu nee nañ sax bii moo raw est-ce que loolu waruñu gën a mën a góorgóorlu par rapport à cela. xam nga li may image du Sénégal nga njëkk a wax Sénégal pays démocratique la de day am nag ay période bu nga xam ne ci ay une semaine am na difficulté yu ñu fi am France am nañu ay difficulté ay bis yu bari États-Unis am nañu difficulté Capitole nga xam ne mooy seen symbole de pouvoir pratiquement démocratique nga xam ne dañuy dajaloo état yëpp mu nekk États-Unis foofu la sénateurs yi dajaloo gars yi ñëw yéeg fa président moo woote ñu dem fa loolu li mu wone dafa kii mais tey am na taxawaay bu nga xam ne ñu ngi koy jéem a rectifier li passé dafa laaj taxawaay bu bees ci ñun bu fekkee ne nangu nañu que notoriété Sénégal à l'international dafa am importance ci ni ñuy defee cela veut dire dañoo war a woo ñëpp ñi nga xam ne dañuy woote ci lu baaxul lu nga xam ne day déstabiliser réew mi nga xam ne ci lii lay jur parce que affaire bi da ngay xam lan la dafa am appel insurrection bu fi am ne nit ñi wàcc leen ci tali bi xeex leen ak nguur gi pendant tout le temps xeex leen ak force nag monsieur le ministre caabi ji yéen a ko yor yéenay buum yi itam non ñooy buur xam nga buur di buum yi ay wax la yu nga xam ne dafa am fii ñu toll bu fekkee ñooy buur di buum yi bu boobaa ku fi yëkkati ne da ngay manifester force ñu dal sa kaw am na pays yu nga xam ne kenn du fa manifester da ngay dem ay pays yu nga xam ne bu président di génn doo sax xool convoi bi muy jar tey fii président day ànd ak ñun ci convoi yi ci tali yi di dem dañ leen ne rek may ko tuuti mu jàll ak sirène non fii buur di nguur amul fii Sénégal nguur bu ñu ko doon waxee noonu mosu fi am sax di temps wu Senghor ba léegi parce que nanguwuñu ko noonu benn léegi ñu ñëw ci suñu lit tey Sénégal dafay exercer leadership au niveau national international Afrique ñooy wax ci vaccin Covid bi gis na ñun ñooy 16e pays africain te ñooy bu fekkee doole la bokkuñu sax ci pays yi am doole bu fekkee population la notoriété boobu il faut ñu taxaw xeex ko cela veut dire que am na fenn fu nga xam ne waruñu fa delloo ginnaaw Ablaye Wade ak fi bëri woon doole ban opposition moo fi am doole bi Ablaye Wade amoon doole ba mu nekkee tam musul woote bu ñu ko waxee marchal day ne duma marcher sur des cadavres ça c'est important il faut le rappeler aux Sénégalais j'ai entendu ñii ne non moo gën a metti non dañu ne moo bii bu fekkee gën a metti d'accord mën a gën a metti mais loolu mooy importance bi fàttaliku lu baaxul mais nañu wax ne mettiwul woon ba egg fii parce que Ablaye Wade dafa ne man bëgguma am ay cadavres ça aussi c'est important
c'est important. et il faut le noter. lu Sénégal war a def peut-être ba génn ci loolu. yaa ngi koy wax sànq muy Covid bi crise politique bi nga xamante ne gis nañu ko nu ñu mën a def ba dépasser. xam nga benn ci leadership bi nga ñu ko wax xam nga leadership dañ ko construire gis-gis bi ñu am ci Sénégal duñ jëlewuñ ko faruñu ko de. Sénégalais yi ñoo taxaw am taxawaay ak bi bu leen yóbbu nga xam ne suñu président ak président bu ci mu saam dafay am notoriété internationale fu ñuy waxee ci affaire adduna bi affaire monde les grands du monde dañuy wax ak waa Sénégal dañuy wax ak suñu président Sénégal loolu Sénégal la ko liggéey. maintenant avertissement yi ñu war a def moo ñi yaakaar ne dañoo bëgg nguuru Sénégal ne dañuy affaiblir loolu ñooñu la ñu war a woo ne leen mun ngeen xeex mun ngeen def politique mais li ñu am ba ñu am ko tey Sénégal nekk fi muy démocratie bu ñëpp naw lañ ci toog démocratie àndul ak woote insurrection démocratie àndul ak di xeex ak yenn institution yi non àndul ak moom démocratie c'est le respect de tout le monde et appel bi foofu la war a jëm. Vous parlez d'Ousmane Sonko. Non, je ne parle pas d'une personne. Vous parlez pas d'une personne. Je parle pas d'une personne, je parle d'une action. D'accord? Parce que personne bi li muy wax bu fekkee li ma wax dafa am personne bu ko def moom laa koy wax ragaluma de. mais man li may ŋañ mooy action bi mu def. tey Sénégal xam nga lu tax waxuma ci loolu parce que Sénégal tey laajul loolu tey Sénégal ñun peuple bi dañuy diriger laajul loolu. lu mu laaj apaiser. non li mu laaj mooy ñu non apaiser. mais apaisement dafay dafa am loo leen di jaay. ci apaisement bi waxu leen apaisement rek dem leen toog tëri ku nekk non tey ñun dañuy. daam looy jiital waaw xool ni ñuy régler problème yi ñu posé pour bu mu amaat non. ci loolu lañ jëm. très bien. mais nan la ñu mën a comprendre li ñu mën a jàppee solitude du président de la République ci li nga xam ne gis nañu ko Sénégal muy coalition bi nga xamante ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar mais ñenn même ñi am ndombal tànk ci biir gouvernement bi. merci beaucoup xam nga affaire bi événement bi dafa am benn événement bu am privé entre deux Sénégalais moo commencé. ba mu amee APR dañoo wax ne buñ ko politiser Benno Bokk Yaakaar dañ leen ne buñ ko politiser nañ ci génn kii li muy laaj justice bi moo ko war a gérer mais pour yoonu politique nekku ci te ñun nguur gi buñ ci dugg buñ ci wax ñu nekk ci booru président buñ ci dugg buñ ci wax biñ koy wax président maa ngi toog muy yëg affaire bi buñ ko koy wax maa ngi toog mu ne bu ci kenn wax nañu bàyyi affaire boobu ñun ñu ne ko dañ koy politiser parce que ñi nekk fii ñi mu dal dinañu politiser dinañu wax mu ne leen buñ ci wax waxuñu ci sénégalais yi wax ci débat bi ñun waxuñu ci mais débat bi dem na ba jeex tàkk sénégalais yi lu nekk wax nañ ko ci liñ ci waroon wax ci dëgg bi lii am na lii amul ñi am na ñuy défendre mais sénégalais yi sans ñun ñu dugg ci ay sénégalais yu nga xam ne libre même ay politiciens yi nga xam ne àndoog ñun wax nañ ci wane ne dëgg bi mooy fii maintenant ku bëgg gis dëgg bi nga gis dëgg bi ku bëggul gis dëgg bi nga gëm lu la neex mais dëgg bi nit ñi wax nañ ko nit ñi xam nañ ko. ñu ne complot ban complot man bu ma jógee guddi dugg sama kër taal sama oto war a ànd ak chauffeur am garde de corps ba may wuyu ji bu ñu ma wooyee bu may wuyu ji bëccëg damay ànd ak garde de corps bu ànd ak chauffeur ànd ak même caméra man. yu ñett lañ libéré yow nga yow guddi vraiment. fan la complot bi nekk. bu ñu waxee loolu nga wax terewul quand même ñi bokk ci yéen APR wër ci plateau de télévision yi. déglu rek ma la loolu lañ def ñu bañ ci wax ñu ñëw affaire bi egg benn période bu nga xam ne Sénégal dugg na ci situation bu nga xam ne dafa tàng ñun suñu wax du ma ne waxu ku am càkk la ak ku amul càkk. non du loolu du affaire càkk parce que càkk am na lu muy renvoyer mais dafa am ku nga xam ne dañ la jox responsabilité ngay rendre compte ak ku nga xam ne bu la neexee nga ne damay yàq surtout dans des conditions yi nga xam ne yaa ngi nekk di daw di gestu du benn. maintenant à un moment bien déterminé faut que ñun ñuy wax tey ñun ñuy wax nañ ñu déglu. vos alliés le PS l'AFP ñeneen ñi. le PS génne nañu déclaration soutenir président. AFP génn na déclaration soutenir président demander à ce que loi bi na appliqué wu génn nañu ab réew mi génn na déclaration
génne fee yi. monsieur le ministre bi coow li amee ba dëkk bi peut-être ndaw yi di génn di manifester ak yëngute bi nga xam ne jàpp ngeen ne yamul rek ci mbiru Ousmane Sonko mais jeunesse bi. Fatou Abdou xanaa déggoo li ma la wax. dama ne départ bi dañoo ne ñun duñ ko politiser. am na ñu d'accord lu woon nañ ñun ne duñ ko politiser ba mu demee ba mu jot wax nit ñi wax nañu li ñu wax dëgg la am du dëgg loolu ngay wax. parce que njiitu conseil social environnemental la ñu gis ak le médiateur de la République. non réew mi moo wax. AFP wax na PS wax na Aïssata Tall Sall wax na yenn suñu partenaires yépp wax nañu génne nañu wax ci fee yi wax na mu jaaree mais day am période bu nga xam ne wax da ngay wax ñit ñi jàpp suba lañ ciy gën a déglu parce que yuuxu ji day bari xam nga olof moo wax ne. coow leen dëgg réer xam nga coow leen dëgg réer. fi ñu toll nii nag dëgg bi dina feeñ bu ñu dugg ci. waaw mais monsieur le ministre il faut ñu ñëw également ci wax yooyu nga xam ne wax nga ko yaa ngi wax Aïssata Tall Sall jëriñ ji ñu dénk wàllu biti réew wax na ci sunu naataango yi nga xam ne ñoo nekk France 24 ne ay force occulte la ko jàppee ministre bi ñu dénk kaaraange bi réew mi wax terroriste jëriñ ji ñu dénk wàllu justice moom jàpp ne ay mbër la ñu tëj diirub at. moom moo tax ñu génn ndax ay lutteurs la jàppee la jeunesse sénégalaise wax yooyu nga xam ne dafa wutee mu mel ne benn cacophonie peut-être ci communication bi également est-ce que foofu la ñu doon xaar tey ñooñu nga xam ne génn nañ seen wax wutee ñoom ñëpp noonu. xam nga ñu ci côté gouvernement bi moo tax ngay wax. nga ciy génne quelques éléments yi nga xam ne mën nga ko analyser mais bu ñu déglu wax yépp nga xool wax ji nga xam ne da doon yàq ak a bari fu mu jógee fu dul ci ñun tuuti la ñu wax. yow li ngay wax mënoo ñoom wax nañu mun naam du période boobu mooy wax moo tax man ne leen man waruma wax mun naam benn période dina gën a feeñi mais tey période bii ñuy wax du wax bi du jot wax ji mais li ñuy wax mun naam dina am période bu nga xam ne day génn ba mu leer naññe xam nga fii lépp dinañ ko soldé dinañ def bilan mais tey du nekk wax ja ba mu jotee wax dina jot. alors mais wax jooju est-ce que tey ñàkk poste premier ministre indiwul peut-être jaxasoo boobu wala boog kaddu yu wute yooyu ci ministre yi seen kaddu également wute ak kaddu bi président de la République yëkkati. non ban ministre moo parce que ministre Antoine Félix Diome parle de terroristes. Oui. Aïssata Tall Sall parle de force occulte et le ministre de la justice Aïssata Tall Sall waxul en tant que ministre dafa wax en tant que chef de parti. le ministre de la justice de toute façon moom ay lutteur la wax parce que loolu la ñu ko interroger comme le ministre de la justice. analyse la def. xam nga li ma nee naa la wax ji man li ma jàpp. mooy tey man li may wax man sam bopp xam nga ñoom wax nañu fekk moom ba ñuy wax xaw ma lu tax ñu wax mais nee na ñoom nekkuñu fi pour di yàq d'accord gëmuma ne dinañ yàq maintenant nañu jiital li président wax topp ci tant que président man ci tant que président laa topp bor boobu laa jëm maintenant li ñuy wax mën naa am dina arrivé benn moment bu nga xam ne dañ ko génn mais dama leen di ñaan bu ñuy poser question nañuy poser question ci li ñuy jëmale kanam. d'accord alors monsieur li ñu romb nii. baaxul ñu ciy dellu. monsieur dafa soxal Sénégalais de. soxal na Sénégalais yi oui soxal Sénégalais yi dinañ lan moo soxal Sénégalais yi ñu am jàmm am ñu nekk fii di dagg sant ci yenn yi. d'accord léegi non le moment venu dinañ ko régler mais tey Sénégalais yi ñu génn ci jàmm nit ñi génn liggéey ci jàmm. ñu bëgg ñi nga xam ne amuñu dañuy laaj nañ leen may ni ñu liggéey am nañu dunde ñu wax ko ñi ñu war a jàppale ñu jàppale leen. d'accord loolu la Sénégalais yi léegi monsieur le ministre ngay ministre de l'enseignement supérieur yore njàng mu kawe bi ba coow li amee itam gis nañu université yi nga xam te ni dañ leen duppee. mais seen siège bi naa il faut ma defaraat. gis nañu ne université yi bi ñu duppee temple du savoir. foofu la ñuy gis ne ay manifestations yi dafay am d'une façon boo xam te ni vraiment nit ñi duñ ko rafetlu alors naka nga jàngatee taxawaayu étudiants ci biir université yi. jërëjëf balaa maa commencé ci université may jàlli la communauté universitaire. parce que enseignants yi nga xam ne waa Saint-Louis waa Dakar nga xam ne am na enseignants yu bëri yi nga xam ne ñàkk nañ leen ci période bi am na ñu nga xam ne Covid bi la am na ñu nga xam ne ci seen ay feebar la maa ngi leen di jaale ñoom ñëpp di jaale toute la communauté universitaire. xam nga yëngu-yëngu ak cité universitaire dafa yàgg. ñuy wax bourse leneen ak leneen revendication am mais ma gis ne yéen ñëpp gis nañu ne bii pas on a voulu politiser dugal cité universitaire ci politique bi Dakar Thiès mais ku ko jàngat gis nga université yi dañoo dal à part sànnante xeer yi am université de Dakar parce que université yi ci biir àdduna bi ci Sénégal lañ bokk am na ñu nga xam ne ay politiciens la ñu bokk ci ay parti politique bu seen parti politique wootee revendiquer dinañu wootee revendiquer ñu dem jéem a def nii étudiants yi di def revendiquer mais gis nañ ne communauté universitaire bi gis na boo ko gisee les représentants des étudiants légitimes
dañoo ne d'accord dugguñu ci débat politique bu leen kenn politiser la loolu am na ay tentative dugg fa làqatu ci ginnaaw oto dugg fa dem après am gestion may sant waa COUD ba ñu amee maturité nga xam ne dégénéré wul am na ñeneen ñu ñëw ne dañ fay jaar dugg fa par force alors que conditions de sécurité yi ne le permettait pas mais gis nañ ne étudiants yi dafa dal ba keroog lundi ba ñu demee ba situation bi naree compliqué étudiants yi ñoo wax ak ñun ñu waxtaan ak enseignants yi ñu ne léegi pour dalal campus bi nañ ko tëj ci une semaine étudiants yi d'accord ci déggoo ki benn étudiant bu rencontré cela veut dire étudiants yi ci boppam jàmm lañu leen may profité de loolu di leen ci sant di leen ci gërëm di ci rafetlu di ko rafetlu ci et di leen ñaax ñu continuer taxawaay boobu wane image bu baax ci université parce que enjeu yi ñu war a def dañ koy war a nekk bu ma santee loolu ba pare ma gis ne problème bi dañoo ne c'est un problème de jeunesse étudiants yi tey ñoom ñooy élitu jeunesse bi tey ñooy élitu jeunesse bi ñoom ak ay études ñi nga xam ne ba ñu génnee université yàggul ñi am 30 ans ñi nga xam ne génn nañ ñoom ñooy élitu jeunesse bi mooy yéen ñii ak yooyu yëpp yéen ay élitu jeunesse bi te problème mu jeunesse la am na ñu ci génn jàng am liggéey am na ñu nga xam ne ñu ngi jàng ci école bi président am na lu mu wax dafa ne il faut ñu professionnaliser affaire yi pour ñu professionnaliser pour que ñoom bu ñu génnee ñu jàng man ministre de l'enseignement supérieur jël naa engagement waxtaan ak ñoom waxtaan ak la communauté universitaire pour ñu liggéey ci professionnalisation de notre système déjà même nañu mën a commencer professionnalisation bi même filières yi nga xam ne licence yi nga xam ne professionnel ñu ngi en première année à partir de la deuxième année troisième année ñu jéem a xool naka la ñuy def ay option mbaa dugal ci ay matières yu nga xam ne day professionnaliser jàngal leen gestion jàngal leen tur loolu yëpp naa la bu leelu weesee bàyyi ma terminer kii bi communauté universitaire bi ñu xool naka la ñuy gën a dëgëralee suñu Sénégal te tey ñoom élite jeunesse bi problème de jeunesse dafa am nee nañu dinañu investir ci jeunesse yi jàppale leen ni ñuy financer ni ñu leen di financer ci ay projet xam nga projet dañ ko war a élaborer dañ ko war a taxaw te étudiants yi yàlla may na leen xam-xam ak niveau de qualification bu nga xam ne ñoom mën nañu wax xool benn projet élaborer ko gën ko ba pare liggéey ci ma leen di ñaan ñu université yi professeurs yi encadrer étudiants yi jokkalante sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg ñu financer leen ñu liggéey ci naka la ñuy financer jeunes yi ci ay projets yu nga xam ne peut-être dañ ciy dugal quelques diplômés de haut niveau yeneen ñu dugal ci ay diplômés yu am bac yeneen ñu dugal ci ay diplômés yu am brevet yeneen ñu dugal ci ñi nga xam ne ay ouvrier qualifié lañu yeneen ci ñu dugal ñu nga xam ne dañ leen di former ci yenn matières yi nga xam ne bëriwul yooyu man dinaa taxaw waxtaan ak la communauté parce que xam naa ne seen engagement la parce que bi Covid bi taxawee dañoo taxaw nekk auprès du peuple sénégalais tey ñoom seeni ñooñu jeune la ñuy wax ne la ñuy liggéeyal la ñu war a liggéeyal dinaa xool yan action la ñuy jël ñu nag mouvement étudiant bi ñu xool naka la ñuy duggee ci mouvement boobu président woote ñu dem ci te ma leen ci woo di leen ci ñaar d'ailleurs alors justement dernière question monsieur le ministre amoon na ay ngàndaay yu ñu tegoon loxo ca université aujourd'hui suite bi lan lañ ci mën a jàpp jamono ji askan wi mën a xam nga problème bi am ci université yi souvent ñoom bu ñuy dem élection dañuy am élection bu ñuy dem élection dañuy yore ay gànnaay amicales yi yow xam nga nekkoon nga fa amicales yi dañuy am ay gànnaay pour que bu leen kenn dal seen kaw c'est très mauvais baaxul jàpp nañ ko à chaque année dañ doon jéem a xool yenn période yi bu ñu jëndee ñun nangu ko tefa parce que parfois dina am ay déraillement mais bëriwul li mu am déraillement mais bii jël nañ ko mais jël naa décision wax naa ko fii ci rajo yi ne léegi dootuñu ko nangu ku ñu jàppati nga yore arme blanche dinañu jël pexe yi nga xam ne dinañu ko dalal sa kaw parce que violence bi Sénégal yi defe naa tey génne nañu période bu nga xam ne sénégalais bu nekk xam na ne violence baaxul te jàmm rek moo gën te vraiment violence baaxul ci réew mi. lu dul jàmm daal jàmm ko gën. non violence baaxul fii. jërëjëf monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne ñuy fàttali ne yow yaay ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation amoon nañu mbégte lool dalal la ci Sen TV ak édition bi nga xam te ne édition spéciale bu ñu jagleel askan wi ñu waxtaanee tolluwaay réew mi. merci jërëjëf merci beaucoup. merci. Fatou yow laa doon songu. noonu laay gërëmee bu baax a baax itam Fatou Ndiaye mbokk yi mu nekkoon seen édition spéciale doon waxtaanee actualité ak tolluwaay réew mi fii lañ ci yam ak yéen incha allah wéy leen di topp programme ak Sen TV la chaîne leader jaa ngeen jëf.